merci DJ Boubs Boubacar Diallo merci à toute l'équipe de Tous à la télé mi nga xam ne ñu ngi doon àndandoo ak yéen bi 21h jotee ba 22h et quelques ñu ngi leen di gërëm ci àndandoo beeg téléspectateurs yi wétali bi ngeen leen doon wétali ci seen biir kër ak fu waay mënti nekk jërëjëf di ko wax merci un grand merci encore une fois DJ Boubs Boubacar Diallo gis nañu bi li nga xam ne moom moo di jëye bi dalee ci àddina ba léegi jëye bi mu duggee ci Sénégal ba léegi wane na esprit patriotisme dëgg li nit ñi naan ko Boubacar référence nga ci Sénégal DJ Boubs li nit ñi naan ko da nga am jom da nga bëgg sa réew mi ngi koy gën a wane ci li nga xam ne moom moo di période feebar bi nga xamante ni moom moo di Covid 19 bis bu jot fépp foo xamante ni mun na fa dem rek ngir saafara bi gën a gaaw a génn ci réew mi mi ngi fay dem ngir uti ji ay moyens ngir jëmale ci gouvernement bu Sénégal waaye tamit lépp loo xamee xalaat la bu rafet mi ngi koy uti ji ngir jëmale ko ci askanu Sénégal bis bu jot tamit mu toog ci rajo di wéttali askan wi ak téléspectateur ak auditeur ngir gindiwaat leen ngir delloosiwaat leen waaye tamit di échangeante ak suñu porteur de voix yi nga xamante ni bis bu jot ñi ngi koy gis muy àndandoo ak ñoom lépp lu ñu am ci koppar mu séddoo ko ak ñoom ngir ñu jël ko yóbbu ci gouvernement bu Sénégal lii mooy dëgg-dëgg patriote ci sa réew bu fekkee réew dem na ba toll fenn fii yow en tant que porteur de voix en tant que patriotisme jugal nga àndandoog sa askan jugal nga àndandoog sa réew xeex li nga xam ne moom moo di jàngoro bi nga xam ne moom moo fi nekk donc encore une fois par ma voix waxal naa la ko waaye tamit di ko waxal sénégalais yëpp yi nga xamante ni ñu ngi ci àddina bi ci liggéey bu rafet bi nga xamante ni mi ngi koy def ci boobu nga xamante ni ci la feebar bi dugg see ci réew mi le 2 mars ba tey Boubs toogatul xamatul sax exactement moom nan la mel donc nag lii c'est à saluer dañu la ci gërëm bu baax di ko rafetlu couvre-feu ñi ngi jëm minuit gërëm leen ci àndandoo bi ak ñun yéen auditeurs yi waaye tamit téléspectateurs ak internautes yi nga xamee ñu ngi ñu seetaan via ci suñu réseau yi nga xamee yëpp am nañu ko sur le plan ci réseau yeeg ci télévision yi ak rajo donc nag ñi ngi jëm ak yéen minuit du ma ci wéet benn yoon dama ci àndandoo ak Bokar Diak Bokar salaamaaleykum. maaleykum salaam El Hadj Padros Mbaye. mais naka mu. maa ngi lay siyaar sama xarit bi. baa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax a baax. Sénégal namoon nañu la ci sama Sénégal. mais teewul ñu ngi lay gis ci couvre-feu. yaa ma gën a xam comme ñoom ñoo tax ñuy sonn. ñoo tax ñuy dang-dangi. te aussi ñëw pour wéetal leen dàq seen stress moo tax. kon nag maa ngi nuyu ñëpp rek faay mën a nekk maa lay siyaar di la kontaane baax a baax di la xamal ne émission mag commencé na couvre-feu boo ko déggee mooy maanaam nañ toog si ni biir kër yi dañuy yéenay toog fii di leen wéetal di leen bégal ànd ak DJ Padros ak sama xarit bi Buur Siin kon nag maa ngi siyaar ñëpp di kontaan ñëpp di nuyu sama yaay bu baax a baax par occasion ma koy ñaanal yàlla mu gudd fan mu ànd ak wér parce que tey la bés dayam dama lay bàyyi nga gërëmal ma ko ñaanal ma ko xam naa su ma ko waxee fii laay toog di jooy ba émission bi di jeex waaw inshallah kontaan ci ñëpp rek ajot DJ Mbodj dañuy ñëw ci yow léegi souhaité ko joyeux anniversaire mais duñ ci wét aussi tamit am nañ ci keneen koo xamee suñu consultant la tey ci li nga xam ne moom moo di les soixantenaires de l'indépendance bu Sénégal soixantenaire de l'indépendance bu Sénégal moom mooy bis bi nga xam ne ci la ñu amee suñu jàmm ci la ñu amee suñu liberté ñun waa Sénégal tey nag moom mooy 60e anniversaire bi nga xamante ni ñu ngi ko dala fête boobu ak léegi ca jamonoy De Gaulle ba tey ji nga xamante ni moom moo di jamonoy Macky Sall son excellence monsieur le président de la République du Sénégal ñu ngi ci àndandoo ak Mr Bour Sine balaa ñuy xoosal bu baax ñu nuyu ko di ko dalal di ko wax bienvenue Alaaji Bour Sine salaamaaleykum. maaleykum salaam Padros maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu Bokar di nuyu téléspectateurs yi ñuy suivre en direct fi mu toll nii ak auditeurs yi nga xamante ne aussi en synchro ñu ngi ñuy déglu ci iRadio di la sant bu baax di souhaiter une très bonne fête ce n'est jamais tardif donte guddi na sénégalais fu mu ne mu xam ne bisu mandarga la bis bu ñor la bu ñor askan wi la bis la boo xamante ne moo tax ñu doon li ñu doon waaw ndax buñ ne un pays est indépendant loolu mooy solos réew ma bis bu ko gën a màgg amul am nañu ay bis à considération religieuse am nañu ay bis à considération culturelle waaye bii nag mooy bi nga xam ne ñëpp a ko bokk képp kuy sénégalais président de la république daf ciy doon sa kilifa ànd kook l'armée bi ñuy ay jàmbaar lool di leen massawu coono ndax nit cosaanam bu ko manqué rek xolam mën naa xasan kon fi ñu nekk ñu ngi leen di sargal bu baax di leen béggi di la delloo yu njukkal li borom couvre-feu. merci boo Bour Sine ñu ngi koy gërëm bu baax di gërëm téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi toog ba di leen wax ni leen bonne fête à tous les Sénégalais ñu ngi leen di souhaiter bonne fête ci li nga xam ne moom moo di fêtu indépendance bi tey dëgg la yàgg nañu di ko séddoo ci juróom benn fukki at ci ren ñu ngi koy partager ak àdduna bi tey nag di bés boo xamante ni ñu ngi koy fêter waaye nag at bi ñu ko fêter di atum 2020 dootuñu ko fàtte les 60e de l'indépendance bu Sénégal bu ñu ko waxee rek dinañ ni at bi nga xamee
ci la mbas mi dugg si woon fii ci Sénégal ci la mbas mi wóoroon àddina li nga xam ne moom moo di Covid 19 feebar bi ñu ràññee ko ci tur bi nga xam ne moom moo di coronavirus te nag wër na àddina ñun nag mu tombeek suñu feetu indépendance teewul feete nañu ko. ni ñu ko feetee àndandoog suñu président son excellence monsieur le président de la république bi fajar gi jotee ci suba dem ca palais de la république àndandoog moom ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di soldats yi takk der yi ñëw jàkkaarloog moom ñu yëkkati suñu drapeau yëkkati suñu hymne national daal di koy yëkkati ci kaw mu biir ba ñëpp xam ni tey mooy suñu feetu indépendance dëgg la nag daan nañu ko defee ak beneen xar kanam bu wuteeg bi ñu ko defee tey waaye situation oblige li ko waral moom moo di feebar bi tey lëmb ne àddina dajaloo lay bañ ak àndandoo ak séddoo ak partager ensemble joxante loxo ak taqaliko ndigal bi nag jóge ci njiitu réew bu Sénégal ni nag dana koy def lu simple kenn ku ci nekk toog ci sa kër feete ko ak say njaboot kenn ku ci nekk toog ci sa kër feete ko ak peuple bu Sénégal waaye man dinaa toog fii nga xam ne moom moo di ci palais de la République àndandoog ñi ma war a àndandool ci mu néew ci mu bari ñu jug yëkkati li nga xam ne moom moo di hymne national bu Sénégal bi ñu ko yëkkatee nag dégg nañu ko partout dans le monde ba bu ñu demee fële nga xam ne moom moo di ca Dubaï gis nañu exactement ni ñu rendre hommage Sénégal tey ni nga xamante ni def nañu ko partout dans le monde kenn ku ci nekk mi ngi jukkal Sénégal di ñaan nag atum 2021 yàlla bu ñu ko feetee nii yàlla nañu ko feetee comme nañu ko daan feetee di dem ca place de l'Obélisque di ko feetee noonu di dem feneen ak feneen di ko feetee noonu donc nag tey doy na waar Bour Sine bëgg naa balaa ñuy xuus ci suñu waxtaan nga wax ñu feebar bi ak feetu indépendance bi tey ni mu tombee ak ni mu demee bu ñu sañoon du demee nii tey en tant que sénégalais naka nga ko dundee waaw xam nga dans un cadre général ni ko sénégalais yëpp dundee Padros moom laa ko dundee personnellement mais tamit il faut que ñu xam ne lii xëy na guléet la ci ñun mais boo yëree sa bët tuuti ci Afrique yi ay reporté fête indépendance dafay faral di am dëgg la Guinée bii ñu dendal Conakry en 2014 amoon nañ plan d'urgence sanitaire à cause feebar bi fa amoon ñu ne c'est inconcevable nit ñi dee te it pour éviter rassemblement ak yu mel noonu daanaka dañ ko reporté woon fête bu waroon a am le 2 octobre ñu yóbbu ko en décembre. paraît-il mosoon na am Sénégal de reporté suñu c'est-à-dire pas ñu reporté ko mais ñu def ko lu simple. Je sais pas c'était en quelle année. waaw dinaa ci ñëw def nañ ci fête bu sobre boo xoolee tamit boo demee ci réew bu mel ne Tanzanie en 2015 ñoom it amoon nañ aussi la même chose parce que boobu tamit bi ñu koy am ñoom it dañu nekkoon ci jafe-jafe ñu reporté seen fête am na boo demee RDC nga xamante ne 2016 lañ mujjee def une fête nationale bu majestueuse problème mu insécurité problème politique avec les milices armées l'État islamique souvent qui fait des attaques terroristes plus la choléra nga xamante ne en 2019 rey na fa plus de 1400 personnes ñoom gëj nañ def fête ba bu 2019 bi dañ ko reporté woon même chose donc boo demee ci réew bu mel ne Tchad nag foofu tamit situation exceptionnelle benn 11 août defe naa daaw la mu tombeek seen fête nationale tombeek Tabaski ils ont choisi de reporter la fête au lendemain lundi et faire la fête de la Tabaski c'est vrai que beaucoup de Tchadiens s'étaient dit que ne une république dafa diis waruñu woon mais ce qu'il faut comprendre foofu mooy dafa am ñoo xamante ne seen souveraineté traditionnelle moo ëpp doole dëgg la seen état nation that's right ñun am nañ ko fii quelque part parce que dafa bëri li ñuy loo xamante ne dafa màgg ci ñun laata indépendance di ñëw voilà loolu nag en général ci ay ville lay am wala ci ay région wala ci ay groupe d'individus nga xamante ne ca loolu la ñuy gën a ancré que sax li nga xamante ne ñëw na muy république mais heureusement Sénégal heureusement la ñuy wax parce que mënuñ ne malheureusement ñun xam nañ leen mooy patrie moo tax suñu président yi dañ leen war a fonk loolu Padros c'est important naw leen parce que Sénégal c'est pas un petit pays boo déggee Mélenchon c'est un politicien français bi muy expliquer les problèmes Afrique ba àgg ci Sénégal ci benn entretien bu mu doon daf ne le Sénégal a la meilleure armée d'Afrique c'est vrai donc loolu dafa bëri ay mandarga ak yu am solo yu Sénégal taxawee mais tey yu mel ni yàgg naa am ci réewu Afrique yoo xamante ne déjà ñun li tax ñu wañ suñuy loxo dañ ne président ne bëggul kenn faatu liir bi nga xamante ne amul kàttan lu ndaw mën koo yóbbu mu ne nan aar ñëpp nekk ci jàmm man nag ngeen xamante ne jox ngeen ma seen baat may le père de la nation aussi lourd que ça soit la phrase dinaa leen ko defal ñu gis ko mu def jéego yu am solo xol yi sedd na sénégalais yëpp dans leur ensemble man ci suba bi ma gisee mu génn ci porte palais bi
jëm ci soldats yi ñu yëkkati drapeau bi rek sama xol dafa sedd. waaw xam nga valeur drapeau dafa garaaw. gis nga y a des pays yoo xamante ne boo lakkee seen drapeau. da ngay gis le citoyen lui-même mooy ñëw jaay la bakkanam parce que tu as brûlé son drapeau. loolu nag tàggat la loolu jàngat la loolu on le crée pas waaw loolu du lu ñuy créer en même non 60 ans n'ont pas suffi à le créer. loolu lu yàgg la. loolu looy yeewoo la di ko fanaanoo. donc loolu yëpp dinañ ko yaatal ci kanam tuuti incha allah. Bokar en tant que sénégalais tey naka nga dundee feebar bi lëmbe àddina di Covid 19 juste après ñu jël jaan ci ligne bi mais nga ubbi wax nu ak li nga xam ne ci la tombé muy les 60aires bu indépendance bu Sénégal. xanaa njàkkare rek. ak tamit triste. ndax mosu ñëw feete indépendance bu mel nii. daanaka sax am na yu fi jot a jaar yu simple la. mais bii daa amul. dëgg la ba biir Paris la ko président feete. simplement tranquillement mais nag wax dëggal ma li may wax mooy. xam naa une seule date à retenir. 2020 lay am. xam nga dañoo lamb ay naan une seule date à retenir. Balla Gaye Modou Lo nangam sa fatidi patata. mais une seule date à retenir c'est 2020. d'accord Covid 19. ndax ni mu tombé. waay doy na waar de. doy na waar moo tax dañuy jël jaañ ci ligne bi moom mi ngi këram mais teewul mi ngi liggéey ba tey liggéey bi ni ñu koy defee à distance di partage ak askan wi gën leen a xamal fi nga xam ne moom moo lay li nga xam ne moom moo di dayoo feebar bi fi mu toll moom Diagne en tant que sunu infographe waaye aussi di ñu jox point bu li nga xam ne moom moo di Covid 19 coronavirus Diagne mi ngi ci antenne bi salaamaaleykum Diagne. maaleykum salaam Padros Mbaye. maa ngi lay siyaar bu wér. maa ngi lay delloo siyaar di la nuyu nga nekkal ci plateau bi. Bour Sine. équipe technique bi toute l'équipe technique derrière et Bokar tamit bu nekk ci plateau bi. Bokar ak Bour Sine merci en tout cas bëgg nañu nga wax nu yow tamit dañu lay njukkal di la sant di la gërëm parce que gis nañu ni bi feebar bi dugg see ci àddina dugg si fii ci réew mi ba léegi toogatoo nelawatoo guddi gi sax da ngay jug pour xool information yi pour jottali ko àdduna bi jottali ko Sénégalais yi lan nga nu mën a wax ci point coronavirus bi tey ci bés bi nga xam ne moom moo di bésu 4 avril bu 2020. waaw Padros Mbaye ak jëfal bi c'est un devoir de journaliste c'est un devoir de travail d'informer juste et vrai jox xibaar sénégalais wax leen fu feebar bi toog wax leen quelles sont les mesures de sensibilisation bi nga xamante ne war nañ ko mën a def pour mbas mi jóge ci réew mi te la ñu ngi jot a lor bu mu bañ a bëri ci biir réew mi tey bi nag aujourd'hui 177 personnes ont été testées. Sur les 177 personnes testées, 12 cas positifs. Sur 12 cas positifs, il y a eu 6 guéris. Ñu sant yàlla bu baax parce que guéris moom di xam ni moom chaque jour day yokk ñu ñaan yàlla muy gën di yokk chaque jour. Mais au total, le Sénégal a eu 219 cas. Personnes contaminées par le coronavirus. 144 sont sous traitement. 72 personnes. 2 décès benn décès bi sax démb ci guddi la am ak kenn koo xamante ne évacué nañ ko dëkkam muy di France donc suñu seetee bu baax Padros le coronavirus évolue petit à petit dans le pays même si les contaminations par cas communautaire se font très rares mais le coronavirus évolue nii ci dëkk bi ku nekk na jël ay matukaayam gën a moytu surtout parce que kenn xamul fan la mën a dalee kenn xamul fan la nekk à l'instant T. d'accord c'est vrai nañu gën a fagaru nañu gën a moytu loolu mooy point corona bi nga xamante ni yaa ngi ñu ko jox boobu ak léegi bis bu jot nga jox ñu ko ci réseau yi ñu di ko am pour nga rappeler nu tuuti rek pour ñi nga xamee ñoo tëdd ba xaaju guddi bëgg a am résultat yi wala bu tamit bëgg a xam information yi nga xamee mën nañu ko amee via ci internet bi naka la ñuy def. waaw effectivement képp ku nga xamante ne bëgg nga am xibaar la bonne information parce que jafe na jamono ji ak coronavirus bi Sénégalais dañuy jaaxle message WhatsApp yi day dàqante ku nekk dañ leen message dañ leen laaj est-ce que lii dëgg la est-ce que message bi dëgg la jóge na fii donc da ngay connecté wu ci www.emedia.sn wala sur les plateformes digitales de E-Media à savoir les comptes Facebook Twitter Média Sénégal iRadio Sénégal ITV Sénégal di nga am la bonne information incha allahu rabbi. merci Diagne ñu ngi koy gërëm di nga am information bu doy ci li nga xam ne moom moo di point coronavirus je rappelle suñu internet yi ñoom aussi ñu ngi ñuy seetaan comme ni ko Diagne waxee ci Facebook bu iRadio Sénégal ak Facebook bu ITV Sénégal suñu internet yi ñu ngi leen di gërëm téléspectateurs ak auditeurs merci beaucoup ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi toog di àndandoo ak ñun dañu dem régie seetaan benn vidéo de sensibilisation vidéo clip juste après bu nu dellu siwaatee àndandoo ak Bour Sine ci élément bi nga xam ne jotoon nañu ko defal tey ci 4 avril di fête de
l'indépendance ak li mu tombeek li nga xam ne moom moo di feebar bi di Covid 19 mbas mi yëngal àddina bi ñu dem régie seetaan ko juste après on revient mën a yeggale suñu plateau je rappelle yéen auditeurs yi ak téléspectateurs yi di ngeen mën a jokkoo ak ñun ci kanam ci 88 628 38 38 aussi dinañ am ay célébrités yoo xam ne dinañ leen jël en direct pour partager ak ñoom. suñuy artistes yi nekk fii ci Sénégal ñi ngi def li leen war porteur de voix dëgg lii moo la war bu war a wax jotee nga jug wax ak say soppe wax ak say am di jàmm donc téléspectateurs yi soo toog di ñu seetaan ñu ngi leen di béggee merci beaucoup bébé Mame Diarra Bousso bébé Bousso Mbaye sama doom mi ngi toog di ñu seetaan merci beaucoup bébé dëgg la waroon nañu ko dooree waaye nag weesoogul di jaale Sénégal di jaale àddina di jaale képp koo xamante ni rek waxtu wele mi ngi ñuy seetaan jiital ko ci ñi nga xamee jiital ko ci nga xamante ni moom moo di son excellence monsieur le président de la république du Sénégal ndax ki génn àddina barki Demba Ndiaye di Demba Ndiaye di Golbert Diagne suñu papa suñu maam suñu lépp koo xamee yàgg nañu béggal waaye yàgg nañu di gindi ci àddina yàgg nañu xamal exactement suñu ay valeur yàgg nañu wax exactement suñu diine yàgg nañu xamal lépp loo xamee rek jëm na ci diine ak l'islam ak lépp loo xamee mooy valeur doomu aadama tey nag Sénégal ñàkk nañu ko barki Demba Ndiaye la génn àddina tey lañu ko denc ci sëk yi nga xamante ni mi ngi fay nekk foofu la ca Ndar Géej donc nag ñi ngi koy jaay Sénégal di ko jàll Ndar di ko jàll àdduna ndax tey ki génn àddina icône la boo xamee tey mën nañu ni bari na lu mu représenté Sénégal ci culture ci aada ak cosaan donc El Hadj Golbert Diagne ñi ngi koy jàll Ndar Géej di ko jàll àdduna bi yëpp moom mi nga xamante ni moom moo génn àddina barki Demba Ndiaye am naa ci kaddu Bour Sine am na ci kaddu Bokar am na ci kaddu àdduna bi yëpp am nañ kaddu ci moom ndax bu ñu gisee ay vidéo yi nga xam ne mi ngi circulé ci réseaux sociaux yi muy ay vidéo yoo xam ne moom moo ko defoon di xamal nit ñi toujours nañu delloo suñu xel ci yàlla nañu delloo suñu xel ci yàlla nañu jàpp ni bis bu jot dee dina taxaw ci sa kanam bis bu jot dee dina taxaw ci sa kanam Bour Sine sa message ci El Hadj Golbert Diagne. waaw Padros kooku c'est comme ni nga ko waxee icône la ci réew mi. nit la yoo xamante ne dañuy ñaan yàlla mu wërsëgale ndaw yi fi nekk ñu màgg ba dab njariñam. dab taxawaayam dab gis-gisam. parce que dafay nekk nit koo xamante ne day mën a saafara lu bari. liggéeyam mayoon na ko xëy na fu ko neex ci Sénégal mu dem fa. bu fa aw taal amee mu indi suub ndoxam. sotti ko fa te dañ ko koy nangul. loolu nag li ko may day taskatu xibaar. suñu borom tamit may ko mu dugg ci l'art. di def ce qu'on appelle le théâtre. te ñoom dañoo am benn devise moom la ñuy wax castigat ridendo mores c'est-à-dire corriger les mœurs en riant maanaam fexe ba di yar nit ñi. mais ci mbégte ak ci kaf. noonu la ko doon waaye nag bu nit ñi dégg kaf ak caaxaan dafa am différence. surtout moom daan na kaf. di yar nit ñi. daan na jàngale ci kaf. man seetaan naa ko mu ne dem na sax jënd na matériel rajo. dem di ko jël si une femme ne ko fayal 2 millions te génn. soo ko mu ne ko li tax mu ne ko parce que da nga sonal Mame Seye déjà li mu doon joué dafa demoon ba da doon peser sur la population. c'est vrai. donc nit la koo xamante ne vraiment référence la. te dafa njaboote Sénégal. Sénégal moo ko ñàkk du Ndar. le seul mot bi nga xamante ne mu ngi dox ci suma xel. mooy merci. merci à ce monsieur. merci pour tout ce qu'il a fait. surtout et que nag yàlla na ko yàlla teeru. te dencal ko sutura fi mu nekk waxtu bi. merci ce message ci. waaw di ko jaale Sénégal di ko jaale àdduna vraiment ku mag la woon ci réew mi. macha allah ku bëgg diine ku gëm yàlla ku nekk kenn koo xamante ne macha allah booy wax ay baax-baaxam. parce que dañ ko gis teg si ni bët. kon di ko ñaanal yàlla. ak li ñu nekk xale ah vraiment gis nañu léppam. vraiment di ko ñaanal yàlla xaar ko àjjana rek. yàlla saraxam yàgg si loxo njabootam. parce que macha allah kenn la woon ci réew mi daal. wallaahi kenn la woon ci réew mi ci la ñuy jàll àdduna encore une fois Pape Diouf mi nga xam ne moom moo génn dañu naan àdduna moo ñàkk Afrique moo ñàkk waaye aussi monde entier moo ñàkk ki nga xam ne moom moo di Pape Diouf mi nga xam ne moom aussi génn na àddina boobu ak léegi ñu ngi koy rendre hommage ci Sénégal ñu ngi koy rendre hommage fii ci rajo waaye bu ñu gisee tamit France di ko rendre hommage dañuy gën a am fierté ci liggéey bu am solo bi mu doon liggéey sur le plan international Pape Diouf liggéey nu lu ne ci football sénégalais ci football africain waaye aussi ci football mondial donc ñu ngi koy wëlbatiku tamit di ko jàll àdduna bi yëpp jiital ko ci turu président de la République bu Sénégal joyeux anniversaire maman Dié Mbodj Adjot Dié Mbodj dañu koy ñaanal foo gisee ku judd rek am na ko fa génn àddina foo gisee kuy bànneexu am na koy naqarlu donc nag suñu yaay teel
teel anniversaire am di yaayu Bokar Diak ñu ngi koy souhaité mu dund lu bari ajot Diye Mbodj mu Bokar Diak ajot Diye Mbodj mu Padros donc maman dundal ba mu yàgg loolu say may di baawaan say doom ñu ngi la koy souhaité Bokar sa yaay teel anniversaire am. tey moom mënumaa daa wax ci moom. waaw su may wax moom bu soobee yàlla waaw na gudd fan rek yaay guddal fan. wéral macha allah ba si ni yéene ci yow. yàlla ko yàlla mottali. ñu mottali ko incha allah waaw yaay booy faw ñu mottali suñu yéene ci yow moo tax faw nga dund lu bari en tout cas encore une fois toute l'équipe de Couvre-Feu ñu ngi lay souhaiter bon anniversaire Boursine tey le 4 avril demaloon nga nu foofu nga xamante ni moom moo di ci Sénégal un peu partout ci yenn place yi nga xamante ni daan nañ fa fêter li nga xamee moom moo di 4 avril absolument donc tey Couvre-Feu dañu koy def spécial 4 avril waaye aussi rappeler leen ay affaires yu bari yoo xamante ni daan na am te amatul aussi partage ak auditeurs yi partage ak suñu ay célébrités moom Boursine am na benn pàcc boo xamee def na ko ci muy liggéey bu am solo jëm ci 4 avril fête de la nation. waaw liñ ci xaw a jël sax peut-être demul dëgg ci prise d'armes yeeg yooyu. mais fa mu daan amee de traditionnellement. dañ daan gis mu taaru. ñuy gis ay bâche yu doy waar. décoration mise en place. ñoo xamante ne ganu président yi bu ñu mësaan ñëw ñoo leen di dalal. parce que image boobu aussi dafa am importance. parce que Sénégal comme beaucoup de pays Ghana moo ko njëkk a def. ba ñoom jotoon nañ invité Luther King à l'époque ak ay cadres yu bari aux États-Unis en France même Mitterrand en tant que à l'époque peut-être ministre ou premier ministre teewoon na ci ay seen fête d'indépendance. L'ancien président Blade defoon na ko fi avec les Kadhafi et autres. Président aussi il a l'habitude souvent di ko def. donc yooyu ñi daan jëmmal loolu yëpp ba mu rafet ren gisuñu leen. donc peut-être sénégalais yi ñu ngi naan li daan taaral ak ñi daan taaral anañu. ak li tax amul ñenn ñi dinañ ñii de perte nañ. ndax ñoom ñoo daan def lii te xëy na koppar làqatu na ci mais gisuñu leen. ak tamit ñoo xamante ne bu mësaana des fukki fan wala juróomi fan. dañ leen di tere. ne leen tëj leen ndax dañuy mandargal réew mi. ren nag ñu fekk leen fa ñoom it ñu ne ci njaay. am nañ njàqare ndax buñ sañoon mu am. waaye nit comme it amul. ubbi nañ ci ay bunt di jaay bëccëg ak jaay ngoon kon dinañ déglu waa kër ña daan taaral ñu wax ak ñi nga xamante ne it ay commerçant lañ te nekk ci allée du centenaire parce que foofu mooy mandarga waxtaan bi. d'accord bu ko defee ñu déglu ko. def na ci élément waaw def nañ ci élément. ñu dem seetaan élément bi déglu ko ak suñu téléspectateurs ak auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ak suñu internautes yi juste après on revient. asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa téléspectateurs yi seetaan ITV. man la Aram Diouf commercial à Khelcom Bâche waa Khelcom Bâche comme daanaka ni ko sénégalais yépp xamee benn entreprise la boo xamante ne dañuy def événementiel dañuy yëngu ci événement waaw loolu moom dëgg la mu nekk loo xamante ne du ma ne métti na ci ñun kese mais métti na ci sénégalais yépp ndax yàlla moo ak dogalam daal moo dogal lii am xew di ñaan yàlla mu jëlee ko fii balaa yàgg incha allah mais doon nañ ko waajtaay bu mag a mag ndaxte ñëpp xam nañ ne 4 avril du événement bu ndaw mooy événement bi nga xam ne moo gën a mag Sénégal. dès le début du mois de mars ñu commencé ko war ci liggéey commencé dem ci site bi yi ànd ak ñi ñu ko war a bokkal ñuy xool ni muy doxalee lii moo baax ba ñu def ci liggéey bu mucc ayib wax dëgg ñu waajaloon ko nag waajal bu am solo gën a sécuriser yëf yi ndax président otom yi muy xaar ainsi de suite ñun tamit ñu bëggoon ci indi suñu touche personnelle boo xamante ne même invité yi jógee dans la sous-région bu ñu ñëwee ñu xamante ne Sénégal daal wax dëgg fa yàlla ci norme internationale yi amul lu muy ñeewee kenn vraiment ñu bëggoon ci dugal ci suñu loxo di wane waale le monde entier que ça peut se faire loolu nag moo doon jubluwaay bi waaye suñ borom dogal li mu dogal perte certes dina ci am mais ce ne sera que partie remise di ñaan yàlla bu beneen yoone ndax li jafe-jafe bi mooy dafa nekk événement yoo xamante ne nekkul dañ koy pousse ci 2 mois wala maanaam bu jeexee rek jeex na beneen année incha allah di ñaan yàlla mu fekk ñu fi ku nekk la nga amoon comme événement ak lu dul événement sax bàyyi nga ko kon mënuñu lu dul topp ci ndigal loolu moo tax nag biñ ci waxtaanee ak ñi ñu war a waxtaanal heure bii daan na fekk ñu ci liggéey bu intense daan na fekk sax waxtu wi lépp jàppandi ñun yàlla dafa dogal ñu nekk leader ci wàllu bi ñu nekk muy événementiel ici au Sénégal yàlla def tamit 4 avril nekk événement bi gën a mag Sénégal kon loolu ku koy def dama yaakaar ne laaj na waajtaay ndaxte du événement bu tuuti comme nag ni ñu ko doon waajee gàtt ndax nit ñi dañuy gis rek le jour J comme le 4 avril affaire bi taxaw décor bi am fii ainsi de suite ñu yaakaar ne maanaam liggéeyu benn fan la te yàlla xam na ne 1 mois avant l'événement
wala sinon sax plus day fekk les techniciens sont sur place di ko positionner ndaxte bout en bout ñoo koy def war a def la tribune présidentielle def tribune secondaire yi te bu nekk rek amul bii la ñuy favoriser ndax bu nekk rek dinañ fexe ba sécurité bi ci war a am mu am ci. Il était impensable sincèrement pour vous dire vrai comme ñun nit ñi ci suñu doxalin 4 avril ba mu weesoo le 5 avril ñun la ñu tàmbalee di liggéeyaat pour 4 avril 2020 parce que liggéey bi tamit yombul déjà am na yooyu war a jënd le temps que ça fait pour mu ñëw ni ñu war a xalaat ànd ceeg DG bi mu génne ay idées tout le personnel ku nekk wax ne bu ñu defee lii moo gën daaw nee woon nañ lii ak lii rafet na ren daaw tamit est-ce que amoon na lu doon suscité comme quoi nii bu ngeen ko defee woon nii lay gën est-ce que yaa ngi comprendre léegi nag loolu moo taxoon dès le 5 avril ñu commencé di ci xalaat di gën a taaral gën a rafetal wax dëgg fa yàlla ndaxte même bu fekkee maanaam Sénégal daal la ñuy teewal ci dans la sous-région sénégalais yi nañ ñu xaaraat ci lu gën a xaay lu gën a rafet lu gën a mucc ayib niñ doon def noonu ba nga xamante ne place bi ñépp daanaka ñi dëkk vers la zone dañuy ñëw di seetaan si ndax di yéemu sax ci liggéey bi maanaam fi mu nekk ni lu mu kawe woon rek niveau bi dañ koy gën a kaweel fi mu toll nii li ñu waajoon ren te suñu borom dogal mujjuta am bu déwénee du loolu la ñuy dem yóbbuwaat dañuy dem defaat leneen ndax à chaque fois ñun daal réew mi on est des Sénégalais nekk une entreprise sénégalaise ñi fi liggéey nekk ay Sénégalais lépp lu ñu am lu mën a jëmale suñu réew kanam ba ñu wekk ñu dans le niveau international ñun pare nañ pour def ko. bon lii moom du leneen quoi 4 avril dëgg la bu fekkee daana am comme tey le 2 lu mel ni daana fekk instant bi ñu tëj quoi parce que dañu doon wax ne avant ay le premier rek daana fekk ñu tëj mais comme ren nag moom comme 4 avril du am ren moom dara du am loolu la quoi moo tax ñu ubbi nii rek ubbi bàyyeeku nii rek la quoi pour forme rek mais du dara. waaw dëgg la 4 avril bi bu daan jege si dañ daan am 3 jours presque yoo xamante ni sax duñ liggéey parce que li ko dalee le premier le 2 ba le 3 ba le 4 dañ ko liggéey en plus tamit bi 4 avril weesoo lendemain duñ ko daan liggéey amaana nag li nga gis ni tey dina jaaxal ñu bëri mais li ko waral lépp mooy feebar bi corona bi moo waral lii lépp mais 4 avril moom dana ko daan gis fii centenaire benn place di ubbi te gis nga ko boo xoolee garab yi dina la firndeel na la 4 avril dañ ko annulé ndax heure bi danañ fekk centenaire lépp dañ koy defar macha allah defaraat tali bi garab yi ñu peinture ko lépp ñu def ko duñu am temps sax ñun pour liggéey pour ubbi dañ doon toog 4 jours yoo xamante ni diñ ko liggéey xam naa moo jàpp yenn place yi sax ba ubbi wuñu loolu yëpp xam naa sooxe feebar bi moo ko waral waaw loolu moo waral affaire bi. non weetaay bi ren moom bokkul ak lenn lu rel ni moom mosuñu koo gis parce que ren nekkul 4 avril bi moo tax mu weet nii wax naa la ci sànq si biir wax affaire coronavirus moo am xam nga affaire yi moom daanaka gis nga nu mu demee ñun ba ne presque tëj nañ presque 15 jours a ngi nii sax fii nii kenn ubbiwul quoi ñun dañuy ñëw nii rek pour ubbi nii toog nii rek toog ni waxtaan après ay 17 heures 18 heures ñu dem ñibbi. ñaata at nga nekk fi. non yàgg na depuis bi may ambulant maa ngi fi ba yàlla def na instant mi toll na ñu ngi alhamdulilah ñu ngi sant yàlla quoi. ñun moom bu masaana am ay une semaine ci la ñuy avertir ni ñu léegi bu leen ubbi quoi bu defee ñun ñu nekk ci yeneen quoi di waajal 4 avril bi mais actuellement nii moom li mu amul moo tax sax heure bi mu fekk ñu fi et puis tamit xam nga rek li xew ñëpp di ko waxtaane xam nga ko coronavirus bi moo waral loolu yëpp. waaw xam nga balaa moom dafa nekk loo xamante ni vraiment lépp loo xamante ni tey waroon na am muy xew-xew wala muy regroupement suñ ko annulé rek man ànd naa ci état li mu santaane nañ ci ànd ak moom ba mu jeex parce que loolu mooy àdduna te aussi loolu moo ñu saytu ñun suñ sécurité di ñaax kanaa gaa yëpp parce que dëgg la fête bu gën a rëy indépendance amul parce que jour indépendance amul benn fête boo xamante ni moo ko gën a rëy Sénégal kon tey bu corona bi ñëwee ñu annulé 4 avril bi keneen koo xamante ni waroon naa xew ñu annulé ko war na noppi. waaw ni ñu ko gisee moom ni ko àdduna bépp gisee la parce que li xew moom àdduna bépp la xew kon bu nee du am ñëpp dañ ci ànd ak moom ndax affaire bi li muy bañ ku ne xam na ne affaire mbooloo lay bañ quoi te mbooloo boobu noonu dañuy dajee 4 avril xam nga kon dèjà kon loolu lu mën a am la waaw kon mu ne bu nee du am ñun ñëpp dañuy ànd ak moom ne du am mais daal amoon nañu yéene daal mu am quoi mais comme affaire bi am na moom kenn mënu ci d'accord daal mu am waaw kon daal dañ koy sant yàlla quoi di ñaan yàlla li nga xam ne moo dal suñu kaw mu jóge fi quoi ci jàmm. léegi bisu 4 avril bi da ngeen di ubbi wala da ngeen non duñu ubbi dañuy toog ci kër yi comme ni ñu ko doon feetoo rek lañ koy feetoo dañuy toog ci kër yi waaw danañ ko namm nag quoi parce que liñ daan gis défilé beeg yooyu noonu xam nga neex na trop mais tamit comme amul daal nañ nangu ndogalu yàlla quoi xam ne loolu la yàlla dogal
waaw loolu la yàlla dogal quoi. dëkk bi temps yi moom yéeme na trop d'ailleurs sax client doo ko gis nga ko nii da ngay xëy ba ngoon jot parce que doo gis client boo xamante naan la kii parce que óolatuñu jamono bi dafa xaw a kii doy waar trop avec confinement bi nii ñu bëri génnatuñu waaw mais nag ñu ngi ubbi macha allah di taxale mënuñ toog comme dañoo yor ay père de famille lañu faw ñu ñëw taxale même bu dee dépense sax nga daw ko dem ñibbiwaat ndànk balaa 20 heures. 4 avril bu mosaana jub sax danaa fekk client yi ñëw mais jamono yi kenn génnatul parce que ñun dañuy ubbi toog suñu place ba wàcc jot rek kenn ku ne dem ñibbi parce que ñu bëri duñ génn waaw boo seetee dëkk bi gis nga ko ni centenaire bi selaw la def kenn parce que ñu bëri sax ubbi wuñu waaw te li leen tax ñàkk ubbi mooy affaire du coronavirus bi moo tax waaw kon daal affaire bi daal fee la doon gën a neexe quoi mais comme lii am na moom lii daa gën a rey marché bi quoi ci man pour man waaw pour man dafa gën a reportage boobu la ñu def ngir xamal leen exactement différence bi am ci diggante ni ñu ko doon defee ak tey ni ñu ko defee di fête de la nation le 4 avril suñu feetu indépendance Bour Sine élément boobu nga defe ji woon ca Xelcom bâche ak ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di commerçant yi nekk ca centenaire fa nga xam ne fa lañ ko daan defee. waaw parce que cible bi sax du ñoom en tant que entreprise mais yàlla dafa def ñuy ay acteurs. ci fête bi. donc angle boobu nañu ko bàyyi xel bu baax a baax a baax. ñii tamit ci yoon aussi dañ ci doon liggéey bu am solo. bu am solo de passage ñu ngi nuyu bu baax suñu papa Gora Ngom di ko nuyu waaye tamit di nuyu Mor Ngom suñu man kër googu ci laa bokk voilà kër Xelcom bâche paa bi suma papa la moo ma yar doomam suma ami d'enfance la di Mor Ngom ñu ngi ko nuyu bu baax ak toute la MIFA ñëpp ñu ngi leen di siyaar waaw ma leen di delloo njukkal parce que ñoom dañ ne woon duñu wax ak média ñoom parce que sëñ Ngom ak ñi koy wax bi ñu yegsee nee na ragal télé Mor gën a ragal télé nee na waxoon nañ mook njabootam gi ne parce que dañuy wax ne taskatu xibaar yi da nga leen di laaj dañ lay laaj li teg lale waaw mu ne waaye nag ñun tamit ni ñu ñëwee ci njëkk ak teggin ak Pastef wane xarañte moo tax ñu nangul ñu lii donc ñu ngi leen di gërëm bu baax au passage moom soxna si doon wax ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax mais xam nga li ci am solo mooy ñiy wax da ngay gis ne ils sont conscients maintenant de la situation surtout et maintenant nan lañ def ba yegg fa sensibiliser faw ñu def ko parce que lii ci sensibilisation la bokk tey couvre-feu bi yokk nañ ko pour 30 jours donc comportement bi ñu doon xaar ci Sénégalais ces 12 derniers jours moom la ñuy xaar encore pour 30 autres jours te bii moo gën a yàgg moo gën a yaatu moo gën a tirer en longueur liñ ci war a def taxaw seetlu bu njëkk mooy ndax ñi war a sensibiliser ñi ngi sensibiliser ak ñi war a sensibiliser wu est-ce que ñoom sensibiliser wu ne parce que sensibiliser mooy juste rek rendre sensible quelqu'un ou un individu wala groupe ci li nga xamante ne amu ci woon intérêt surtout soo xoolee couvre-feu nit ñi dañ ko xawoon a ñàkkal fayda ñenn ñi bokk kaf la ñuy jàppee ko kaf ñii parce que dañoo ko xamul parce que mosuñu ko dund absolument mooy fi ma taxawoon sànq dafa am ay réalités yu ñuy dund suñu biir yoo xamante ne cosaan la wala aada la parce que l'être humain en tant que espèce bokkut ak être humain en tant que nit rek avec son corps kooku il a tous les droits mais l'être humain en tant que espèce dafa am ay tënk yu ñu koy defal c'est vrai doo def lii waroo def lii da nga war a am carte d'identité da nga war a def lii parce que juddoo ci réew rek du doy bu ñuy wax république da ngay wuti këyit bi mandargaal ni ci réew mi nga bokk soo ko amul booleeguñ la ci bokkul nag ak tey liñ naan souveraineté traditionnelle soo ci nekkee nga xamante ne lépp rek mi ngi tourner autour d'une personne maanaam benn souverain kese ak li ko wër nga xam ne mooy doxal ci moom la nit ñi identifié wu soo nee ci laa bokk rek bokk nga soo nee bokk ma ci yaa ci génn sa bopp réew nag doxewut noonu léegi nag ab réew nag buñ ci nekkee ndaw ñi nekk ci faw ñu leen di orienter di leen sensibiliser mais Padros ñu bañ ko def ci yat loolu c'est très important parce que dóor lu muy defar dana am lu mu yàq mais nan la ñu def ba am tey cette jeunesse bi nga xamante ne du ma utiliser le terme indiscipliné parce que day du lourd mais dañoo xaw a nekk dans l'inconscience maanaam yu bari dañ koy woyefal te woyeful man à la base li ma ko jàppee mooy ñàkk xam parce que mosuñu dund expérience su couvre-feu waaw mais xam nga loo ko ñàkk dund ñun dunduñu guerre mais on apprend la guerre via la télé ñu ngi gis fitna des gens qui pleurent qui ñii di dem di dox ay 1000 kilomètres ou 500 kilomètres di jaar ci ay montagnes pour daw làqu ci beneen réew ngir mucc ci ay ndell ak i bal ñu ngi koy seetaan léeg-léeg nga dégg ko nu agressé mu nettali ko ci rajo sa xol am lu mu yëg kon fitna mën nga koo mokkal te doo ko dund c'est vrai kon couvre-feu nañ fi jaare
di ko. te couvre-feu bii nii sax du couvre-feu guerre wala yeneen ak yeneen. couvre-feu sanitaire la ñu wax état d'urgence sanitaire moo ko laaj. moo tax te foofu it damay wax rek juste takk der yi. ñoom it nañu gën a pastéef ndax ay jàmbaar lañ. ki nga xamante ne ñëw nga jàpp ko. maîtriser nga ko. mooy jàpp nga ko. neutraliser nga ko mooy fi mu ne nii mënatul def dara. kooku jëratul nga koy dóor. parce que bu ñu. demee ñoom jamono ji sax dóoreetunu. waaw dóoreetunu mais c'est-à-dire dafa am yenn conditions yoo xamante ni des fois il faut nga dund ko ak nit ñi. li wolof Njaay naan xëbali yat bu njëkk wa day dal. waaw xam nga tey je suis d'accord d'une part. waaw ci dóor bi njëkk dóor yi ñu doon dóoree. mais fi mu ne nii bu ñu jàppati. waaw non xam nga mais loolu mooy danger bi. bu dóor ameewuloon toog du am. loolu li muy traduire mooy. dafay mel ne rek nit ki li fekk amul la peur au ventre. du normal. réew nag du doxee noonu. réew mi du doxee noonu c'est vrai. parce que tey bu ñu nee les civils. dañoo manqué discipline. les gens oublient que ce sont ces civils là. qui vont aller s'inscrire dans l'administration policière ñooy dem engagé wu. ces civils yi ngeen naan ils sont mal si dañu ñàkk a yar. ñooy dem bindu dooni takk der. bu fekkee ñàkk yar googu dañ ko yóbbaale. donc beneen affaire lay doon. ba tey moo tax tubaab ci liñ mën a jàng di wax nit ki da ngay fexe ba bul délinquer mooy lan délinquer Padros maanaam verbe la. verbe intransitif mooy amul complément d'objet direct. sujet bi rek lay rapporter maanaam yow ci yow lay tàmbalee ci yow lay dellu. boo am na noo xam ne boo ko defee rek tu deviens délinquant. ak koo mën a doon. loolu nag am njàng moo ko teg loolu science humaine la. loolu man mënu ma koo dàq sama morom mënu koo dàq. avec tout le respect nag qu'on a pour tout le monde. parce que tamit il faut nga respecter say takk der. mais dès au moment bi nga maîtriser nit ki. soo ko toroxalee rek. en ce moment tu deviens délinquant. c'est lourd à dire mais c'est la vérité. maintenant ce qu'il faut comprendre ci loolu mooy. nanu fexe ba organiser ko. ba du jar loolu. parce que le policier n'a pas pour mission de se venger xanaa xamoon ne takk der sax. pourtant instant bi dóore bi amatul ah. non damay joxe exemple. takk der boo ko saaga. da la war a bindal outrage. parce que sa mission n'est pas de se venger moom. bien sûr. dafa am lu ko tax a jóg. c'est vrai. même boo ko tooñee. warulaa dóor. pourtant lii nga wax ni c'est vrai mais ñoom boo gisee ci réseaux sociaux yi def nañ ay vidéo ni salaamaaleykum sénégalais yi na ngeen def ñenn ci policiers yi ñun benn lañu Sénégal ñoo ko bokk. ay mbokk lañu dañoo jug pour aar seen kaaraange. absolument aar seen jàngoro. aar li nga xamante ni moom moo di feebar bi dugg ci Sénégal. ngir ngeen mën cee mucc. donc nag dóor yi ñuy dóoree wala ñuy def. c'est parce que c'est juste pour ngeen xam ni carrément lii moo am respecté leen ko. donc comme sénégalais début bi man je suis d'accord. léegi li ñuy ñaan. mooy dem ba bañ a àgg foofu. parce que nag c'est pas un débat local ah. boo demee aux États-Unis tout le monde a le même problème. voilà léegi kon ci loolu balaa dinañ ci ñëwaat léegi ñu dem jëli ji Alaaji Sall Bigué mu ñëw l'antenne pour bu ko defee mu waxtaan ak ñun c'est vrai que li nga xam ne moom moo di feetu indépendance daan nañu ko feeteendoo ensemble Alaaji Sall Bigué mi ngi ci antenne bi dañu koy bàyyi mu nuyante ak auditeur téléspectateur internet ba noppi juste après ñu doogay waxtaan ak moom ci li nga xam ne moom moo xew tey di fête de l'indépendance bu Sénégal salaamaaleykum Sall Bigué. maaleykum salaam sama jarbaat. papa ñu ngi lay ziar bu wér. sama tonton sama xarit. c'est vrai. maa ngi lay ziar bu baax. delloon nañu la ko. di nuyu sa collègue yooyu nga dendal. Bour Sine ak Bokar Diak. Bour Sine maa ngi lay ziar Bokar Diak maa ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar bu baax Sall Bigué. di leen ndokkeel ci sunu 60 ans yi nga xam ne mooy sunu indépendance su réew. di leen ñaanal tamit liggéey bi ngeen di liggéey yàlla na yàlla sunu borom defal leen ci ndam. amiin amiin. di ko tàmbalee seen kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo leen may opportunité bi ngeen xam ne ngeen di mën di jàkkaarloog askan wi. surtout. di wax ñu mën di leen déglu. parce que ku la tax a gën koo war te gën ku ne sa sang la. tigi. kon ñoo ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay di leen ndokkeel bu baax. di la ndokkeel yow di rafetlu woote bi. ndax ngeen di def seen wax yu baax. ne nan la ci boole. yaakaar naa da ngeen maa yéene tiyaaba. ndax da nga bokk ci réew mi. kon tiyaaba jooju yàlla na nu ko yàlla sunu borom boole. amiin ma lay déglu nag Padros bu baax. yow xam nga sama fan nga ma. ça c'est vrai loolu am na yàlla def na ni soppe laa ci yow. ba pare nga teg doon suma ndijaay doon suma papa doon suma lépp. donc ñu ngi lay ndokkeel tey ci ni nga ñu ndokkalee ci fetu les soixantenaires bu Sénégal. fetu indépendance Alaaji Sall Bigué dëgg la. tey la ñu fete juróom benn fukki at. ci ren li nga xam ne moom moo di suñu bi ñu amee liberté ak léegi dëgg la boo fekkewul lépp fekkee nga lu bare bari nanu ko daan féetee ak ren ni ñu ko féetee ñu bëgg nga wax ñu ci tuuti laata ñuy suxuus ci waxtaan wi. waaw jërëjëf Padros. xam nga boo dee xool suñu indépendance ñoo ngi ko am 1960.
boobu jamono boobu avant l'indépendance dafa am lu fi amoon mooy le discours de Valdiodio Ndiaye en 1958 nga xam ni ba Valdiodio bi ñuy ñëwee général de Gaulle ñëw fi boobu Valdiodio moo fi nekk Alaaji Lamine Gueye ak ñoom Blaise Diagne ak ñooñu nga xam ni ñoo fi nekkoon boobu Léopold Sédar Senghor le président bi nga xam ni agrégé à grammaire le président Poète boobu mi ngi France mais bi Lamine Gueye demee France lu ko indaale ci réew mi en 1959 bi ñu demee ba 1960 léegi nag ci la ñu nag dañu bëgg nag jot suñu indépendance ñii voté oui ñii voté non mais bi ñu demee ba oui gagné ci le Sénégal am indépendance ci tënk mais Léopold Sédar Senghor mooy le premier président de la République bi nga xam ni moom moo fi njëkk a nekk président en 1961 le 4 avril ci la ñuy njëkk a feete nag suñu première fête indépendance. en 1961. 61 en 60 lañ jot suñu indépendance mais l'année prochaine. muy 1961 ci la ñu feete suñu indépendance. par exemple comme 2020 la ñu ko jot. 2021 la ñu ko feete. voilà noonu la demee. léegi nag. boobu Lamine Gueye Senghor dafa nekk président def ko président assemblée nationale. te pourtant Lamine Gueye ak Senghor Lamine mooy jëlee Senghor France indi ko ci réew mi ñu wër réew mi dem campagne électorale dem élection Senghor catholique la woon. Lamine Gueye doonoon jullit waaye Senghor sëriñ si ku mel ni Sëriñ Fallou Mbacké Senghor doomam la woon Sëriñ Babacar Sy Senghor doomam la woon mais dañu ko jàppale parce que sëriñ si dañoo nekkoon ay citoyens yoo xam ne dañu amoon vision Senghor ci njàngam Senghor ci niveau intellectuel am ba pare Senghor aussi doonoon séeréer ci biir campagne am day wax ba mu yàgg mu ne yéen sama jaam yi yéen tukulóor yi xam nga dañ naan tukulóor jaamu séeréer jaamu te les cousinage boobu mu indi woon moo gënoon a séduire population sénégalaise bi parce que loolu tey Mamadou Ibra Kane ku mel ne Alassane ku mel ne Alassane Samba Diop ñooñu tey jii bu séeréer ñëwee ñële sama jaam dañuy kafree loolu Sénégal rek la am léegi nag loolu mayoon na ko benn charme boo xam ni Senghor ñëpp bëggoo tukulóor yi naan sunu jaam yi yéen séeréer yi naan yéenay sunuy jaam te loolu meneen réew moo ko wax réew moomu tàkkal Rwanda looloo ko taal Côte d'Ivoire bawle bi bu nee bette bi sama jaam waxuma sax fasu buur daw waaye ñoom buuray daw kon loolu nag Sénégal ñu am chance boobu loolu nag Senghor moo ko fi indi bu ñu demee nag Senghor gouverner yu bëri nag jaar fii jàngal ñu tabax état xam nga li ñu naan tout début est difficile ñu tabax état mu ñu commencé nag di moom suñu bopp école yi ñu ubbi leen intellectuel gars yi commencé di jàng réew bi di màgg boobu Abdou Diouf mi ngi nekkoon gouverneur à l'âge de 25 ans mu nekk gouverneur Sine Saloum. boobu Abdou Diouf nekkagul président Senghor moo nekk président. d'accord boobu Senghor mooy président de la République. d'accord mais Abdou Diouf Senghor da ko teel a récupéré dugal ko ci cabinet nekk na directeur cabinet ba pare Abdou Diouf nekkoon à l'âge de 25 ans mu nekkoon gouverneur Sine Saloum. mais Senghor dafa amoon léegi ci Abdou Diouf xam ne xale bi ku ko topp dina nekk dara ci réew soo jëlee naa ci sama papa Mansour Mbaye nee na Senghor nee na mos na wax Elisabeth ñu ko sa borom kër bii jàppale ko dina dem fu sori xam nga Senghor mën nañu savant la woon la mu daan gis daf daan bari bi ñu demee nag ci tënk en 1981 article 35 ci la Senghor ni man nag su may bàyyi réew mi sama premier ministre laa koy def fekk nag boobu jël na Abdou Diouf indi ko def ko premier ministre boobu mi ngi waajal Abdou Diouf mu jëlee ko ci gouverneur bi mu doonoon indi ko mu nekk dafa jële ci gouverneur bi indi ko directeur cabinet ba mu xam administration xam gouvernement nu muy doxee ba en 1980 mu def ko premier ministre boobu mi ngi waajal te xam nga lu tax loolu pardon lu tax loolu Senghor benn adversaire politique la amoon muy Abdoulaye Wade moo tax maître Abdoulaye Wade Sénégal daf ko ameel njukkal c'est vrai bi ñu demee ba administration taxaw ñu tabax réew mi Abdoulaye Wade nag ñëw nekk un démocrate jàngal ñu nu nuy bañee jàngal ñu noo war a xam lu ñu lu doon jàngal ñu moo tax en 1974 bi Abdoulaye Wade di ubbee parti mi tuddee ko parti démocratique sénégalais Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma sama bàyyi Serigne moom moo yëkkati woon jamono yi ay millions yu bari jox ko ni ko nag ñu ko na dëkk Senghor laajal réew mi bi ñu demee 1978 les élections de 1978 Senghor dafa xool xam ni population sénégalaise bi ñu ngi wàññeeku ci cofeel gi ñu am ci moom te Senghor gor la gor bu ñedd bool mu xam ne sénégalais yi ñi ngi koy bëgg a woon ginnaaw ñi ngi jox bopp Ablaye Wade
ci la préparé Abdou Diouf nag en 1980 ba 81 nag mu def article 35 jox Abdou Diouf réew mi fekk waa Abdou Diouf nekk na premier ministre. d'accord Abdou Diouf nag nekk fi 1981. boobu nag à l'époque benn parti moo fi nekkoon muy UPS. Union parti sénégalaise. muy PS parti socialiste. mais union la woon à l'époque. bi ñu demee nag. boobu temps Abdou Diouf créé gul partem kon. déedéet. d'accord Abdou Diouf bi mu ñëwee. parti yi ba la dindi. mu nekk parti socialiste. parce que ñoom ñëpp nag ay socialiste la ñu parce que ci keppaaru Senghor lañ yaroo. mais boobu union la woon. union boobu ay Masmoud Diop ñu ngi ci ay yeneen i kàngam yu bari ñu ngi woon ci union boobu. mais Abdou Diouf nag bi muy ñëwee. kon diggante Abdou Diouf ak Senghor mi ngi mel ni diggante Ablaye Wade ak Macky Sall nu ñu meloon. mi ngi noonu. d'accord Ablaye Wade ak Macky Sall. boo dee xool li Senghor defal Abdou Diouf loolu la Ablaye Wade defal Macky Sall. daf ko teel a dugal ci gouvernement jaare ko ci poste yu bari. poste responsabilité yu bari ba mu xam état. léegi nag bi ñu demee nag Abdou Diouf nag bi mu ñëwee nag ci la waxee moo xam jërëjëf mu ni benn parti bi du fi am léegi dañu yaatal parti yi jàkk jàngoo ku mën na noot. parti yi nag war na bari PS juddu TIT RND parti yi bari léegi nag li parti yi nag bare loolu tey moo indi parti yu bari ci réew mi parce que nag démocratie dafa war a am ku nekk am nga droit la ci réew mi. wax dëgg yàlla. c'était en 1981 88 Abdoulaye Wade ak Senghor ñu dem ak Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf ñu dem élection ñuy laam-laamee Abdoulaye Wade a gagné Abdou Diouf a gagné ci lañ décrété ko mooy deuxième couvre-feu bi njëkk am ci Sénégal. deuxième couvre-feu bi njëkk am ci Sénégal. mooy troisième couvre-feu sax. troisième. parce que 1962. couvre-feu amoon na ci jamonoy Senghor. à l'époque avec Mamadou Dia. bi ñu demee ba 1968 les grèves de 68 boobu ñoom Djibo lay ci kay yàlla na leen yàlla yërëm ñoo nekkoon ay étudiants nekk fii université Anta Diop bii. ñoom ñu tey 1968 couvre-feu amoon na. bi ñu demee ba 1988 élection Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf couvre-feu amaat. mooy troisième couvre-feu. boobu temps couvre-feu bu 88 couvre-feu lan la woon. couvre-feu politique. d'accord bokk la couvre-feu corona bi nga xam ne nag. couvre-feu sanitaire la nit ñi la ñuy sàmm. yi affaire politique la woon. parce que dañooy gañ dem élection ñu gañe kenn ki ñi gañewul problème am état def couvre-feu kenn 8 heures nit ñi tëj kenn boobu ñi ma wuloo tëj di taal lampe. couvre-feu man maa ngi fàttaliku boobu ramasson nañ ma sax en 1988. parce que dama génnoon doxi. d'accord ay 20 heures may ñëw. ci rii bi ci buntu jumaa ji noonu fa la ba police yi fekk. jël ma yóbbu ma ci dugal ma ci car bi mais dañ ma yóbbu ba police Pikine. grand Mass Ndiaye papa yi Mbaye si Ndiaye bii di tëgal waal yi. Mass Ndiaye. moom adjudant chef la woon. moom tourné gis ma waay wàcc mu ne kii sama rakk la kii moom du dugg. ndeysaan. jour boobu moo ma indi ba suñu kër ni ma nag waroon naa laa bàyyi. ñu tëj la ndax xale du dégg xale du dëgër bopp. c'est vrai. moo tax couvre-feu 88 du ma ko fàtte. d'accord. léegi nag bi ñu demee nag tey jii ba Abdou Diouf toog fii ba gis nga 2000. bi ñu demee élection. bi ñu demee élection ci bëccëg bi. bu ñu nee Abdoulaye Wade. dañu ne Ndar nangam. Abdou Diouf nangam. Abdoulaye Wade nangam Abdou Diouf ci grandeur am. mu ne nag man nag. damay wàccal sama bopp nag. ci suivage universel. dinaa woo Abdoulaye Wade nag félicité ko nag ne ko nag gañe nga ma nag. loolu mu woon Abdou Diouf mu woon Abdoulaye Wade. félicité ko nag ni ko nag gañe nga ma. nangu naa sama défaite. jël nga victoire mais Sénégal rek moo ci gañe. boobu ñoom ñaar jàmmaarloo nañu ñaari yoon wala benn yoon. boobu jàmmaar la ñu 88. lu ko jur sax 83. d'accord. parce que boobu. Abdou Diouf 81 la jël réew mi. 81 la jël réew mi c'est vrai. la jël réew mi. à 83. bi Abdoulaye Wade boobu mi ngi France ñëw na ci réew mi ñëw boo xam dafa ñëw rek gars yi jël ko yóbbu ko rëbës. d'accord. boobu réew mi melul nii de Padros. moo tax réew mi. démocratie bi ngi fii. d'accord ginnaaw bi nga waxee ci pouvoir bi nga xamee jot na fi am ci gouvernement yi nga xamee ñoom ñoo fi jot a jaar ci indépendance bu Sénégal ba tey jàmm di gën a sax ci réew mi lan nga nu mën a wax ci c'est-à-dire ni ñu féetee tey feetu indépendance par rapport ak nanu ko daan féetee. xam nga at yi fi jàll yëpp prise d'arme daan na am. prise d'arme am na fi ba tey 1993. prise d'arme am na. ak at yu bari yoo xam ne prise d'arme am na. mais ci président Macky Sall bii nii mu amee nii. mi ngi soog a am. parce que bee bu daan am.
dañu ko état moo ko daan organiser noonu bëggee ko noonu mënuma xam nag lan moo tax. ñu ko daan defee noonu mais daan na am prise d'arme daan na am. mais yeneen yi ci des dañ daan défilé def militaire. char de combat yi wàcc. major di El Hadj Ndiaye Coumbaros yàlla yokk ay leeram. mu gën nga gis fas yi ñëw sunu mag El Hadj Ablaye Mbaye Peex toog wax ci télé bi. fas nga xaj naaru góor wajan dootu Dakar wax suñu fas yi. nga gis char de combat yi jàll ñu bind ci Lat Joor Alboury bind ci Aline Sitoé Diatta ñu koy wax ñu koy décortiquer muy neex. waay mais ren nag. dafa am lu dugg ci adduna bi yëpp. muy tiis. daaneel Chine. daaneel Espagne. daaneel Italie. daaneel France. daaneel Amérique. kon yàlla moo wane boppam. xam nga Padros. bu fekkoon feebar bi dafa njëkk Afrique. waaw. di nga gis tubaab bi jël africain yëpp génne leen dañ naan feebaru africain la. ndeysaan. te lu leer laa lay wax. lu leer tigi. mais yàlla da ko commencé ci ñoom ñi ñaan ñoo am doole. yàlla wanul leen ne amul leen doole man mii maa am doole maa leen ko dégg. wallaahi maay wane sama bopp. yàlla dafa wane boppam ci àdduna bi. pour bëgg nit ñi tuubaat dellu ci suñu borom. parce que li moom pouvoir yi may dafa doomu aadama dafa bari ba doomu aadama yi naagoo lu neex waay wax lu neex waay def. reyante bi. pëccëxoo bi. góor ak góor bëgg a sëy. jigéen ak jigéen bëgg a sëy. lu neex waay def. yàlla ne arrête. àdduna stop. man la du yéen. mu jël benn xob bu ndaw. ci ay misilam sànni ko. mu nekk adversaire boo xam kenn mënu koo gis. kenn mënut a xeex ak moom. doo ko gis. parce que balaa ngaa mën a xeex ak ki ngay xel da nga koy gis. da nga koy gis. loolu nag jàngat bi mooy yàlla moo ñu won boppam. ci adduna bi yëpp nag la laal. moo tax tey Sénégal 4 avril président ca palais ba la ko defee. ñu les gardes rouges ñëw. ñu def prise d'arme rek maanaam symboliquement. pour wane ni yàlla daal. moo am lu ñu woon comme ñun ñëpp nañu tubaat dellu suñu borom. loolu moo waral tey. tey mun nañ ñi indépendance ci demee nii mais nag def nañ ko ci suñuy xol. waaw bégal nañu suñuy xol. ñoo ngi ci biir kër yi. mais ñu mel ni yéen tey jii. ak nii ñu tëddee ni couvre-feu bi di leen seetaan. ñoo ngi indépendance. ñoo ngi indépendance. d'accord ñu ngi indépendance su tey naka nga gisee son excellence bi muy génn ci bunt bi. jëm ci force de l'ordre yi waaye tamit jàkkaarloog drapeau national bi yëkkati drapeau bi ñuy yëkkati exactement période bi nga xamee ci la ñuy nodd suñu hymne national. xam nga Padros. njiit sàkkul boppam njiit sàkkul njiit yàlla mooy sàkk njiit. xoolal tey. boo rombee pale. ñaari drapeau nga gis. bu mag ak bu ndaw. bu ndaw bi lan la ci bind MS. képp ku nekk président de la République tur ak sa sant la ñuy dàkkante Macky Sall. c'est vrai. di fi Abdoulaye Wade nekkee dañu daan def A def W. di fi Senghor nekkoon dañu daan def. Léopold Sédar Senghor. Abdou Diouf ñi def AD. c'est vrai. moo tax man la njiit sàkkul boppam njiit sàkkul njiit yàllaa koy sàkk. Macky Sall moo fi nekk tey. mais bi mu génnee li ma leen di lire ci kanam mooy tristesse. wallaahi. la mu bëggoon ci 60 ans yi attention Padros. c'est vrai. tey 60 ans yi bu doon nit kuy am jëmb la mooy nit koo xam ne dafa judd bay dem retraite tey. mun nañ Sénégal juddu na. ba tey dafa waroon a retraite bu doon nit. 60 ans. 60 ans nga war koo feetee. amoo foo ko mën a feetee. munoo am liberté ba nga amoon dox place bi leen de tendance. char de combat yi dal la. gars yi rek junj ngi mbal ju ngi jóg. jëwel yi woy majoré di fecc. wallaahi. Sénégal neex. c'est vrai. yàlla ni déedéet. loolu yëpp du am. man nii maa am doole. maa téye loolu lépp maay boole ci lépp. moo tax président da ngay xool ci kanam ji. xam ne am na tristesse. bu yaatu wallaahi. mais mënu ci dara. mënu ci dara. mais quand même nag def na ko symboliquement. et puis ñu ko ciy félicité. parce que c'est le président qui est né après l'indépendance. c'est vrai. ku fi jaar am nga loo def. moom tamit nag. bàyyi mi fi jaar yëpp. lu ñu defoon ñaar Macky def na ko ñett. wallaahi. te loolu état continuité la. c'est vrai. kon dañu koy ñaanal rek. yàlla na judd ba 2021 bu ñu koy feete dara bañ a am. ñu feete ko suñu tey ak bakkan. mais daal vraiment. indépendance la boo xam ne 4 avril moom. dootuñu ko fàtte bu ñu musaan défilé ba ngoon. di ñëpp sañ ci wuti làmb ji. wallaahi ay grand combat. la ilaha illallah. mais tey. loolu yëpp amul. c'est vrai. Padros daal yàlla kenn mënul suñu borom rek. li manqué ci atum 2020 bi dafa bari ndax feebar bi li manqué bari na loolu mënunoo wax lépp mais ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm papa mënuñoo def lenn ci réew mi rawatina ñuy wax ci Sénégal rawatina ñuy wax ci président de la République rawatina ñuy wax ci jàmm ak salaam bi nga xam ne mi ngi ci réew mi te duñu la ci boole moo tax ñu woo la ngir dugal la séddoo ak yow. dëgg la Mbaye. kon maa ngi kontaan.
may kontaan loolu xam nga li ñu naan borom bitigu mbagg boo xar xolam magasin nga ciy fekk. wallaahi. yéen ñooñu ñëpp ñun dañ doon ñaan yàlla nañu mel ni suñu bàyyi El Hadj Mansour. amiin yéen da ngeen di ñaan yàlla nañu yàlla may suñu bàyyi yi. adduna noonu la. c'est vrai. gis nga roy ba roy jeex roy lu baax rek moo ci gën. c'est vrai. te Padros maa ngi lay wax leen. adduna ñaari fi nekk ñaari yoon. lu baax ak lu bon. lu baax royal lu bon rombal. c'est important. ñaari erreur yooyu rek ñoo fi nekk. roy ak romb. di la félicité. di ndokkeel bu baax. Boubacar Diallo. wallaahi barki démb la ñu invité man ak El Hadj Bekay seetaan ñu nañu wax ci ko. corona bi. te ñun ñooy les xam nga les sans voix des sans voix. ñun ñi nga xam seen baat jotiwul ci rajo yi ñun ñu leen di waxal. ñun askan wi rek la ñuy liggéeyal. te ay askan wi jigéen ngeen di lañ liggéey wallaahi. les griots c'est les gardiens du temple. Ça, c'est ñun la vrai. maam yoru démb ak barki démb ñun ñoo ko yor ñun ñooy nekk di histoire. te yéen a ko fekke. la fa ñaaw lépp ñoo koy rafetal la fa rafetal ñu gën ko rafetal mu gën a rafet. c'est vrai. kon toujours. affaire bi nay rafet. surtout. ñu xam ne yàllaa fi nekk. yàlla mooy joxe ndékki mooy joxe añ mooy joxe njogonal mooy joxe reer te doo ko dégg ci mbedd mi. te du añ si du reer si du ndékki. suñu borom rek fi nekk. c'est vrai. di kontaan di leen ñaanal yéen yàlla na ngeen àggale seen ndaw. jërëjëf. yàlla na ngeen àggale seen sago. vraiment ITV doon na télé boo xam ne nit ñi bi mu juddoo yàggul mais nit ñi def nañ ko seen xol. ndeysaan kon nag yàlla na leen yàlla dooleel. amiin. ba ñu bokk ci média yi nga xam ne daal dinañ jëriñ réew mi. amiin amiin allahumma amiin. salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. macha allah kaddu yu rafet na ñëpp rafetlu nañu ko. c'est vrai que ñun ñu toog ci plateau bi ñoo doon séq ak moom waxtaan wi waaye ñun ñoo ko njëkk a rafetlu téléspectateurs yi yu doon seetaan sax seen xol dafa sedd. auditeurs yi doon seetaan seen xol dafa sedd naka nga gisee ci njàngat li Alaaji Sall bi nga yëkkati jëm na ci askanu Sénégal. waaw dafa def résumé rek xam nga tënk mooy lépp. taarixu réew mi. ci wàllu indépendance dafa yaatu. buñ ko doon wax fii ba suba du jeex. mais li ci am solo te ñu war ci am taxaw seetlu rek mooy. xeetu njiit yi ñuy am yi tax ñu lewet. ndax ñun indépendance dañ koo am ci lewet. maanaam Padros ñi nga xamante ne ils ont acquis l'indépendance avec les armes. bokkul ak ñi nga xamante ne ils ont acquis l'indépendance avec la négociation. ñun Sénégal dañoo bokk ci ñu négocier ba moom suñu bopp. loolu nag suite logique la woon. xam nga mënoo dajale ay nit ne leen allez nañ dem xeexi pour la gloire. pour l'indépendance. pour la liberté. ñu dem ànd ak yow xeexi dellusi nga bëgg leen téewaat njaam mënul ne. donc ñun suñu indépendance bi ñu koy am. De Gaulle par force mu jox ñu ko parce que suite logique la woon. après la deuxième guerre mondiale mënoon na nit ñi nañ dem xeexi pour la liberté. pour le droit. ba pare yéen ñi ko xeexi woon ngeen dellusi. ma bëgg leen téye jaam donc suite la woon. waaye ni ñu ko négocier. moo tax yàlla chaque fois daf ñuy may njiit yoo xamante ne. pouvoir du leen ko jaral. bu demee ba xat rek. bañ ne duñu bàyyi. gis nga dañuy dellu ginnaaw. moo tax ci wàllu indépendance. royukaay lañ ci maanaam ci àdduna. c'est vrai. waaw Sénégal c'est un petit pays. mais on n'a jamais eu un président assassiné. États-Unis mu mag mi sax am na ko. donc ñun suñu way rafet na. donc ñu ngi koy nuyu bu baax moom Sali Bigué. merci di ko sant bu baax ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax waaye tamit Jaariyatu animatrice fii ci ITV ñu ngi koy béggee bu baax a baax Jaariyatu ñi ngay rafetlu àndandoo bi ak ñun suñu papa Alaaji Baye Khalifa Dem mi ngi nuy seetaan ñu ngi koy nuyu di rafetlu àndandoo bi ak ñun Ndiaye Meysa nee na yaramam dafa daw nee na ma vraiment Alaaji Sall Bigué li mu wax jëmale ci Sénégal jëmale ci li nga xamante ni moom moo di réew mi ni mu war a doxee tey wax na ci ni mu war a doxee donc Sall Bigué encore une fois ñu ngi lay remercier am nañu beneen artiste ci antenne bi di célébrité di ko xamee buy wax bis bu jot dañuy seetlu ci ay waxam réew mi lay waxal buy communiquer bis bu jot dañuy gis ni réew mi lay communiquer nekk quelqu'un koo xamee buy def ay morceaux di jëmale ci askanu Sénégal plus souvent da ngay gis ni Sénégal lay waxal donc di rappeur di Nit Doff kii la donc am nañu ko ci antenne bi dañu koy nuyu bàyyi ko mu nuyoon teg téléspectateurs yi juste après ñu waxtaan ak moom ci les soixantenaires de l'indépendance bu Sénégal ak yi nga xamee jot na am ci réew mi salaamaaleykum Nit Doff. aleykum salaam mon frère Padros maa ngi nuyu waa ITV di nuyu téléspectateurs yëpp ak auditeurs yëpp maa ngi nuyu di ziar yëpp. très bien Nit Doff mi ngi nuy ñi ngi ko am depuis ci këram comme ni ñu leen ko waxoon c'est vrai que duñu mën di dem ci artistes yi di leen jël ñuy ñëw ci plateau yi waaye dinañ mën à distance di partager ak ñoom Nit Doff tey di les soixantenaires de l'indépendance bu Sénégal bis bi nga xamante ni ci lañ moomee suñu bopp en tant que porteur de voix en tant que chanteur tey naka nga ko dundee ak lii di feebaru Covid 19 du coronavirus ñaar yi nga xamante ni daje nañu tey ci sa réew noo ko dundee en tant que célébrité. waaw mais bon dañuy déjà xam que ni rek dafa jamono ji dafa tombé jamono neexul comme ni nga ko waxee feebar bi moom
moo gën a nekk en actualité et que moo tax ba xam naa ni benn festivité amul mais bon ñu ngi dolli ñaan di dolli ñaax suñu bopp di ñaax Sénégal yëpp aussi ñu gën a mobiliser wu contre feebar bi nii respecter mesures yeeg yu ni mel et 4 avril nag bon daana gën a xumb Sénégal mais bon ren nag comme dafa tombé lii moom xam naa ku nekk rek da nga koy célébrer ni nga koy célébrer donc man moom personnellement bi ma nekkee booy moom nekkoon na fête boo xamante si ni vraiment dañ ko jëloon très très au sérieux dañu daan dem jël l'école jël drapeau yi dem xam nga ànd ak militaires yi tout ça dañu amoon innocence su xale boobu noonu nekkoon si ñun bi ñu nekkee booy après bon bi ñu màggee aussi fibre patriotique bi du deña nit ñoom moom suñu bopp gëm nañ ko certes mais politiquement et des choses derrière font que ni on a toujours aussi benn goût amer quand on nous parle d'indépendance danañ koy fêter mais on va pas y aller genre voilà quoi tu vois on sait toujours que ni am na benn goût amer bu ci des et quelle que soit aussi suñu fierté quelle que soit suñu souveraineté prononcée dinañ am toujours benn retenue par rapport ak des zones d'ombre qui planent autour de tout ça autour de notre vraie indépendance autour des gens yoo xamante si ni ils ont lutté pour cette indépendance et que aujourd'hui l'histoire jàngalewu leen joxu leen seen gëdd joxu leen seen wàccuwaay am na ci yoo xam ne marginalisé leen ñii ñu tëj leen ñii ñu def leen ay citoyens de voilà yu tekkiwul dara alors que ay héros lañu national lañu war a nekk à nos yeux donc tout ça fait que à chaque fois qu'on nous parle de 4 avril il y a toujours ce côté patriote qui est là parce que suñu dëkk la suñu drapeau la mais il y a toujours ce goût amer qui nous dit que est-ce que indépendance bi ñuy affiché mooy bi ñu am dëgg pour de vrai donc dañuy boole yëg-yëg yooyu yëpp daal di am un peu de retenue quand même. d'accord tey feebar bi dugg si na ci réew mi di Covid-19 ñu naan ko coronavirus en tant que chanteur ban message nga yëkkati jëmale ci askanu Sénégal. waaw message yu masawu lay doon rek comme à chaque fois bu ñu masawoo aussi nit ñi wax dëgg yàlla ci métti yi ñuy dund ni tiit bi njàqare bi toog yi ñu toogloo ci kër yi liggéey bi wàññeeku yooyu yëpp am oto yi dematuñ dara dikkatul loolu noonu ñu ngi koy masawu ñëpp ndax metti na neexatul dund dara mais sant yàlla ala kulli xaal suñu borom lu mu ñu teg rek muy neex muy naqari nañuy sant yàlla et delloo ko wàcc waaye moom moo am sañ-sañ ci ñun yii yëpp bu dee am ci coobaram lay amee ñu tàllal ko suñu loxo ñaan ginnaaw bi nga xamante si nii nag ñu ngi déggu ak médecins yi nga xam si ni ñooy professionnels yi nga xam si ci wàllu zaahir ñoo ñu war a wax naka la ñu war a comporté woo ñu déggal leen bu baax a baax te xam ni képp ku ko def yaa ngi sauver ay vie yaa ngi dimbali sa réew ñu ànd ak ñoom ci moytu googu ànd ak ñoom ci en tout cas consignes yi ñu jox ginnaaw nag bu ñu delloo tàllal suñu loxo ñaan suñu borom mu muccal ñu. mouvement hip hop Galsen bërki démb gis nañu son excellence monsieur le président de la République du Sénégal recevoir na leen fële ca palais de la République en tant que membre ci mouvement hip hop Galsen bi lan nga ñuy wax ci loolu. Président de recevoir mouvement hip hop ab groupe la recevoir donc bu recevoir mouvement hip hop bi yëpp daan ko yëg déjà et puis dañu wax que ni ña fa demoon ñun ñoo leen yónni mais ña fa demoon mouvement hip hop yónni wu leen. donc de toute façon fii ñu toll nii gisuma woon sax man intérêt wu recevoir leen au palais parce que trouvé wu ma sax ne am na sens bu duñ toll nii et que am na des gens beaucoup yoo xam si ni ñoo fa ëpp place ëpp fa njariñ ñi nga xam si ñu ngi ci secteur santé bi ñi nga xamante si ni ñu ngi ci secteur maanaam lépp lu jëm ci dëkk bi ni mu war a seeteeg yu ne mel des gens yoo xam ne ñoom la ñu war a chauffeur de bus yeeg ñi nga xam si ni ñoom la ñu war a booster pour de vrai parce que ñoom ñoo yor bakkan doomu aadama yi ci guddiñ toll nii ñooñu sax laa gënoon gis seen aller retour palais plutôt que ñuy recevoir ay nit yoo xamante si ni pour la plupart ay intérêt leen fay yóbbu ak 1000 milliards yi ñu dégg donc c'est bien de motiver les gens mais je pense que y a des priorités am na mbir yu gën a urgent yu gën a am fulla yu ëppal fulla Sénégalais yi que def ay défilé yoo xamante si ni jëmale wuñu benn kanam. D'accord
nga bokk ci artistes yi nga xam ne bii lii di Covid 19 duggee ci àddina da nga amoon ay événements yu bari ay dates yoo xam ne sur le plan national sur le plan international da nga ko amoon après nga annulé ko tey bii gouvernement bi ak président de la république recevoir ñenn ñi dañu doon réclamer seen ay droits yi nga xam ne am nañu ko muy seen i événements yi ñu annulé te ñu jotoon def seen i communication ak seen i c'est-à-dire financement ci budget yi nga xamante ni jotoon nañu ko am pour seen i événements tey pourquoi bokkoo ci ñi nga xam ne dem nañu réclamer seen i xaalis bi nga xam ne gouvernement bu Sénégal war na ko jël joxaat ko artistes yooyu nga xam ne amoon nañu événement. waaw dama ni man loolu guddiñ toll nii laa wax nii fii ñu toll nii rus naa loolu jomb naa ko rus naa tàllal Sénégal loxo bi su ma génneetul sama poche def ci du ma tàllal loxo sama priorité nekkul concert bi ma ñàkk xaalis ma ñàkk sama priorité mooy Sénégal mucc sama priorité mooy ma wane que ni maa ngi fi je suis là avec vous ma sensibiliser wan président bi que ni tey jii boo ma soxla woon ci sensibilisation pare na à 100%. parewu ma man pour xool président bi naan ko ñaata lay am ñii la perte ak lee la perte te bëri na nit ñu ma tane ñoo xam ne ñoo ma gën a nekk dans le besoin fukki junni yoon que bu Sénégal doon joxe ndàmpaay ñooñu ñoo ma ci war a jiitu xëy na nag dinañ ma jox bu boobaa mais danaa bokk ci ñi mujjee jot parce que bëri na ñu ma tane ñoo xamante si ni Covid bi indil na leen gàllankoor te ku ne xam ne que ni xaalis boobu ñu jëli doyul sax pour faj ndàmpaay boobu waxuma la nag ñu dem naan ci sama contrat sama concert sama soirée ba ma daan tëgg yooyu ay caaxaan la bu diñ toll nii dama ni toll ñu foofu képp ku gëm Sénégal te muy dëgg si yow bul wax waxi xaalis waxal naka nga mën a dimbale Sénégal naka nga mën a taxawoo Sénégal naka nga mën a yow sa jëmm ji xam nga taxawoo say voisins say mbokk président bi loolu mu woote mooy nañu ànd def union nationale yow nga xool sa secteur naka nga bokk ci convention nationale ak union nationale boobu noonu pour taxawu Sénégalais yi képp ku taxaw ci leneen lu dul lii man say wax ak samay wax bokkul man lii mooy samay wax. d'accord bokk nga ci artistes yi annulé seen ay dates yu bari est-ce que ñoom bi ñu demee ci président de la république ñu jox leen koppar gu bari est-ce que ñëw nañ ci yow jox la wàll wi nga ci am. non waxuma dañ leen jox koppar te yëguma dañ leen jox koppar. ñun de loolu la ñu dégg mais ci liñ xam ñun ñoom loolu lañ fa wax mooy seen secteur dafa touché et que dañoo bëgg ay réparation par rapport ak seen secteur yu ni mel pour bu xaalis bi ñu ko dee séddalee ñu xalaat leen ci jox leen ci seen secteur yooyu lañ fa wax comprendre nga yooyu laa wax man personnellement amu ci kenn ku ma gën a légitime tey jii nii pour taxaw laaj loolu parce que man samay concert yi ma annulé moo pour ñu ëpp ci ñoom moo gën a ngand seen i concert mais dama ni ñoom xëy na seen bakkan ak seen xol may na ñu dem ba ca président di ko wax yooyu mais man personnellement yi ma annulé yi nga xamante si nii ay concert la ak ay dommages yoo xam ne agsi na sama kaw dama ne rus naa guddiñ toll nii di ko tudd su ma xoolee situation Sénégal situation malade yi lii respiration assistée yi ñu waroon a am te manqué ko nit ñi ndóol nit ñi war a lekk yooyu su ma ko xalaatee rus naa man déclarer ay samay concert ak samay dû wala samay nangam léegi nag bu ñu demee ba jëmmi jamono ba génn ci crise bi yëpp lépp jàll ci normal bu fekkee ndàmbay daroon accès te bu accès ci man Sénégal mën na ko bu accès ci man su ma ko jëlee sax mën naa bañ a gaañ Sénégal mais l'heure n'est pas à parler d'argent ni à parler de ndàmpaay ni à parler l'heure est à la motivation à la sensibilisation l'heure est à montrer son patriotisme à montrer aux Sénégalais que nous vos artistes on est avec vous on vous soutient ci situation bi on le vit avec vous et que voilà pour man lii mooy lii mooy l'urgence lii mooy posture bi nga xam ne képp ku gëm sa réew moom nga war a jël keneen ku nga xamante ni nag dem di wax say intérêt personnel ak say contrat foofu nga toll kooku yow la concerné mais man dama koy ñaawlu mais man xalaatuma def loolu guddiñ toll nii. bi ñu demee ci président ba génn fa est-ce que rendre nañ la compte exactement waxtaan wi fa jotoon am ci seen diggante ak président de la république. bokk na ci yi ma gën a ñaawlu parce que non seulement bi ñu dem ci turu hip hop lañ fa demee bi ñu génnee rendre luñu compte hip hop ca. wax yañ fa waxal hip hop santu leen ko ba ñu dig leen fa yéen lañ fa dig bi ñu génnee ñoom ci seen jëmmi bopp nag ñoo commencé décider di woo ku ñuy woo ak kuñ dul woo ku ñuy yëgal ak kuñ dul yëgal man mi bokk naa ci ñi yëgal xamal ma ni comme da ngaa perdre ay dossier ak nangam sangam mais man yooyu nag laa boole maanaam tractation yi commencé am. waaw d'accord pourquoi ñu yëgal la pourquoi doguma la pourquoi ñu yëgal la te yow demoo. mais non mais mooy lu ma la wax guddi yi ñu toll nii bu ma nit woo naa ma defaral sa dossier ñu defar dossier kële day defar dossier parce que dañoo ñàkk lii man képp ku ma ko wax xamal ne danga maa defee xam dama la loolu du sama yitte guddi yi ñu toll nii sama yitte mooy taxawu Sénégalais yi sensibiliser ñi may suivre et jéem a taxaw wan nit ñi que ni on est là avec eux
cette situation on l'a vu ensemble on l'a subi ensemble man loolu mooy sama yitte ñi ma woo aussi xam nañ que ni ak ñi ma yëgal xam nañ que ni dem di defi ay dossiers ak di bind ay chiffres du loolu mooy sama yitte guddi yi ma toll nii. d'accord du loolu mooy sa yitte kon tey ban message nga am pour lancer ko mouvement bu hip hop Galsen ak sénégalais yi di toog di la seetaan actuellement. ba bu ab fekkee am na lu may wax mouvement hip hop Galsen mooy xam naa que ni bu doon ñooma ak seen bëgg biñ bëgg seen réew ak seen patriotisme bañ xam biñ leen xamee bu doon ñooy wax ñoom ñëpp ci sensibilisation la ñuy wax bu doon ñoom ñooy wax. bu doon bàyyi lañ leen di wax ñoom ñëpp ci sensibilisation la ñuy wax ak dimbali Sénégal parce que ñoom mosuñoo nekk ñuy tàllal Sénégal ak di sonal Sénégal mais ñuy xeexal Sénégal lañ mos a nekk lépp lu Sénégal soxla boo tourné mouvement hip hop bi nga daan njëkk a gis donc def naa guddi ñu toll nii mouvement hip hop bi bu ñu leen waxoon wax leen ñoom dañ naan Sénégal ñu ngi ak yéen Sénégal on est là pour vous et ñi ngi ànd di leen massawu di leen taxawu ci situation bi loolu mooy nekk seen kàddu te leer na ma ne bu ñu leen joxoon micro bi mouvement hip hop Sénégal loolu lay wax bu loolu weesoo li may wax askan bi rek mooy li ma leen di répété mooy ñu góorgóorlu mooy ñu gën a farlu mooy ñu gën a def attention mooy ñu xam que ni maladie bi tous les jours ñu ngi donte sax xëy na demewul yenn allure yu fort yi mais mi ngi dem ak allure am et ñun ñoo ko mën a freiner parce que cas yi wàññeekul day yokk tous les jours ñu wax ñu cas yu bees donc waxtu jot na nag lépp lu ñu doon farlu ñu gën ko farlu lépp lu ñu doon moytu ñu gën ko moytu lépp lu ñu doon ragal ñu gën ko ragal et topp consignes yi jéem a xool ñun ensemble naka la ñu àndandoo ñun tout le pays ensemble ñu xeexandoo pour gagner corona bi mu jógee. merci Nit Doff Killer moom la ñu amoon ci antenne bi ñu ngi koy gërëm bu baax di gërëm téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi doon teewlu waxtaan wi moom nag dafa am benn polémique boo xamee amoon na ci fan yi ci diggante rappeurs yi ak moom Nit Doff Killer li ñu dem foofu la ca palais de la République li ñu leen recevoir donc déglu ngeen polémique bi fi jotoon am ci réseaux sociaux yeeg partout ak tey moom li mu ci jotoo expliqué waxtu wi jeex na ci couvre-feu donc nag dañuy gërëm téléspectateurs yi doon seetaan di gërëm Bour Sine di gërëm Bokar Diack mais Bour Sine waaw waxtu wi jeex na. waaw jeex na mooy sant yàlla rek. parce que mooy li ma la wax rek intérêt national moom solo. dañuy wax naan bu ñuy souvent il faut pas la question des siégeants. mais la question. bi tax nit ñi daje. souvent nay primer. maintenant personne moom ku nekk rek ak sa yéene. donc ko sénégalais bu mu nekk rek am nga sa opinion. D'accord. J'en ai la mienne chacun a la sienne. D'accord. Donc sant yàlla couvre-feu comme ni ñu koy defee chaque fois. toog fi ngir sénégalais yi. toog fi ngir askan wi. ITV moo koy def iRadio média donc sant yàlla bu baax a baax. merci Bokar Diack. micro bi waaw. dafa mel ni ngay wax ni génnul micro bi waaw allez-y dafa mel ne baaxul waaw. le temps ñuy defar micro bi di gërëm téléspectateurs yi di leen dig daje samedi incha allah dinañ dellu si waat c'est vrai que vendredi samedi dimanche la ñu waroon di àndandoo mais demain du ñu mujjee def li nga xam ne moom moo di couvre-feu dinañ dellu si waat bu samedi jotee incha allah léegi rédaction bi dinañ ñëw bokkat à demain. c'est vrai que li ngay wax jàllul mais ñu ngi lay dégg waaw ñu ngi lay dégg. waaw jox ko fii waaw nga ni. à demain incha allah. merci. di nuyu Khayri Fall sama mag bi depuis Kaolack. respecté woo distance bi de. Khayri Fall. waaw sama mag bi depuis Kaolack maa ngi nuyu di la siyaar. nee na ma tudd ma. d'accord Khayri Fall merci. léegi dañu àndandoo ak rédaction bi ñu dégtal leen flash bu 20h bi bu minuit autant pour moi donc di leen gërëm yéen téléspectateurs yi yéen auditeurs yi ñu ñu doon déglu ci 90.3 ak fu waay mënti nekk ci àddina ci région bu Sénégal gërëm bu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk à l'extérieur doon ñu seetaan ci internet bi ak ci canal bi ci internet bi Facebook iRadio Sénégal iRadio Sénégal ci ngeen ñuy mën a seetaane iRadio ITV Sénégal ci ngeen ñuy mën a seetaane via Facebook gërëm toute l'équipe de Couvre-feu merci laay ci côté réalisation côté technique ki nga xam ne moom moo di Ousseynou merci beaucoup Assane ci côté coordination ak ñi nekk ci ginnaaw ñëpp léegi Bokar mi ngi ñëw dégtal leen li nga xam ne moom moo di bref bu minuit bi quant à Padros ñi ngi leen di ñaanal bon dimanche et à demain.